mbokk internetu Sunugal 24.net ñu ngi am mbégte ak contentement saa su nekk rek di leen nuyu di tamit di leen jaajëfal ci programme yi ngeen ñuy suivre rawat na nag émission bi nga xam ne yéen a ko tànn seen bopp moo di Hello Fans nee naa leen saa su nekk rek dañuy invité ab ndaanaan koo xam ne tamit am na cër ci lu muy liggéey waaye tamit ndaw ñi jox nañu ko bopp ñu daal di koy toogal fii waxtaan ak moom ci lu jëm ci wàllum carrière am waxtaan ak moom lu jëm ci wàllum projet am tey nag ñu daal di dalal Serigne Makhtar Gueye wala Pape Makhtar Gueye noo leen ko tuddee rek dagan na nekk na ab sëriñ ab taalibe waaye nag ñoo xaw ko ragal lool ndaxte loolu rek nañ ci waxtaanee ñu koy wooye Kalidou le féticheur ngeen xàmmee ko ci écran yi à travers Meus gis ngeen ko fa gis ko tamit à travers la série Emprise kooku nag la ñu daal di dalal ndaanaan kulli fadrin gannaaw noonu rek damay daal di nuyu ñi nga xam ne ñoo may seetaan kilifa diine yi kilifa aada yi di nuyu waa kër gi waa Sunugal 24.net di nuyu ñëpp di ñaan Sénégal am jàmm xalifa généraux yëpp yal na leen yàlla may tawfeex gudd fan ak wér-gi-yaram ñi nga xam ne ñoo xësa làkku yal na yàlla yeesal yërmandeem ak njéggal ci ñoom ñi nga xam ne tamit ñoo fi nekk yàlla may leen wér-gi-yaram ak tawfeex te duy poos yi gannaaw loolu rek damay daal di nuyu sama invité di ko wax bienvenue dans la maison salaamaaleykum kilifa gi. maaleykum salaam Mor. ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci émission bi di Hello Fans. merci beaucoup. di santaat Serigne Saliou Mbacke bu wér mi nga xamante ni mooy suñu lépp. naaw bi ñu sant yàlla ak yonent ba pare. suñu lépp di Serigne Saliou. te suñu tàmbali tamit. day daal di doon moom. muy mel ni rek émission bi sax da ngaa résumé parce que présentation bi dafa wax lépp. sur ce. ñu nuyu ami internetu Sunugal 24 yëpp. di leen wax ni tamit tey. ñëw naa ci seen biir. pour ñu waxtaanee li nga xamante ni mooy le cinéma. ñu waxtaanee li nga xamante ni mooy art mooy culture. di nuyu sama papa bi nga xamante ni moom laa àndal fii nii tey. di nuyu sama papa Modou. et que di nuyu sama soxna Torodo. samay doom Seydina Djibril ak Serigne Saliou. di nuyu samay yaay sama ak toute ma famille. macha allah di leen nuyu di leen wax. yow laay déglu. macha allah am na solo am na solo émission bi yéen a ko tànnal seen bopp di Hello Fans tey nag naa leen beneen facette ngeen di gis. ndaxte du ma ko dalal rek ñu waxtaanee ci carrière am donte loolu dina ci bokk waaye tey dafay jouer ngeen gis maanaam nga xool li nga xam ne moo di jeu technique am ak li nga xam ne moo di jeu d'acteur am lépp fii ngeen koy amee ci Hello Fans prépare-toi prépare-toi ndaxte émission bi tey di yomb alors kilifa gi. bu ñuy démarrer rek du ma la wax sa jaar-jaar. day teel bu ñu démarrer dama lay wax naan depuis quand nga opté nekk acteur. ba depuis quand ma nekk acteur loolu bu ñu ma ko laaj à chaque fois damay revenir que ni loolu c'est depuis bas âge. parce que on me disait souvent que ni da nga am le talent. da nga am facilité bi. et donc def ko mais moment yooyu noonu comme ñoo ngi woon ci école di jàng. ci lañ ko commencé doon def parce que ci théâtre populaire lañ commencé. d'accord. di ko def ci école yi. te bi ñuy jàng nga xamante ni avec nos foyers parce que booy def primaire. amul woon ay foyer. dafa amoon ay jamono ñu ci rendrale hommage Dembi Fall. ñoom ñoo daan ñëw suñuy école. daan def ay genre théâtre par mercredi. ñu indi juróomi dërëm wala fukki dërëm. pour mun a assister loolu. loolu doonoon tamit virus boo xam ne dugg nañu. bi ñu demee collège ci foyer yi on dirigeait la commission culturelle. et que bi ñu koy diriger ñun ñoo daan jouer. bon ngay jouer nit ñi di la apprécier di la encourager ci li nga xamante ni nga ko bëgg mu dem nag ba nekk loo xamante ni nag dañ ko bëgg. li ci des nag mooy après dem jàngi ko. pour mën a am li nga xamante ni moom nga wax léegi. muy le jeu d'acteur. technicité bi nga xamante ni moom nga war a am pour mën a jouer. parce que seul le talent ne suffit pas. il faut nga am talent. après dem jàng. pour mun ko dolli ci li nga xamante ni moom nga am. pour koo munti taxaw sa kanam nga mën a jouer ak moom. d'accord macha allah dégg ngeen ko kon nag présentation mi ngi noonu naka la kañ la nekk acteur kon dégg ngeen ne maanaam daf ko màggaale. tey jii ñu toog ba gis la ci Meus te ñu ne maison de production yu mag yi donc boo amul link doo ci dugg. ñeneen neen casting la waaye am na ñoo xam ne dañuy dàq loolu. tey la dugal Meus Evenprod ndax branlon la wala ndax sa talent la. bon non du branlon. mun nañu wax ni talent la tamit et puis tamit ña fa nekk di liggéey doon ay professionnels. et que parce que ñoom ils avaient l'habitude di ñu fekk fi nga xamante ni fa lañ daan defee suñuy atelier doctorat. di ñuy xool si. di waxtaan ak ki nga xamante ni ma koy nuyuwaale de passage mi Ben Sultan Sadio nga xamante ni tey bu ma doonee cet acteur que je suis devenu. c'est grâce à lui. moom moo ñu doon tàggat ci loolu. nga xamante ni waa Evenprod. maison de production yu bëri dañ fay jaar ñoo di xool si ay talent. bon donc je dis que ni fa la ma papa Thier déniché. woo ma. ne ma pourquoi pas nga ñëw interpréter ñu benn rôle ci Evenprod. mais tey jii nii li nga wax dëgg la. am na casting.
am na branlon. am na tamit ñu xam la wala ñu gis la xam ne profil bi nii dina baax. parce que loolu moo tax cinéma day am doublage. parce que tey mun nga yor un bon profil mais sa voice du baax. ñu defal le doublage de voix. mun nga am un bon voix te doo am profil bi wala amoo jeu bi. mais ñoom dinañ ko fexee def ba nga xam ne parce que yow lañ bëgg nga jouer ko. kon loolu yëpp da ciy nekk parce que le cinéma moo nekk loo xamante ni comme ni ñu koy waxee c'est un jeu. et jeu bi nag ki ko mën moom lañ koy jox tamit mu def ko quoi. parce que jouer da nga bëgg a gagner. d'accord c'est vrai kuy jouer da nga bëgg a gagner alors on parle de Evenprod donc ñu toog ba ci yàgg nga fële encore ci emprise nee naa la série bi nga xam ne xëy na ñëpp nga koy seetaan tey jii nga fële foofu ak beneen facette beneen talent loo xam ne yaakaaruñ ko woon ci yow loolu naka la dikkee ak sa intégration biir Marodi TV. damay njëkk a wax ci sama intégration ci biir Marodi TV. mooy nuyu Jules César de passage. un gars que je voue beaucoup de respect. un gars boo xamante ni je l'estime à travers li mu def. parce que ku la defal lu baax. booy lim say boo ko waxul buy lim say ay noonam dala ciy boole. parce que man ak moom ñoo ngi gisante suñu première rencontre ñoo ngi ko gisante ci match de football bi ñu amoon les acteurs de Dakar et les acteurs de Thiès. ñu approchante nuyonte. mu ne ma sama yaay heure boo génnee danaan dama ndroo ak yow. donc il va falloir que ñu jël benn photo pour bu mu demee ma woon ko ni ko gis naa la quoi. ci noonu lañ defee échange après ñu échangeante numéro. moom moo ko jëloon sax ci téléphone am après envoyé ma la photo. man daal dama toog benn jour. moom Pa Assane Jules César woo ma téléphone. ne ma grand ci loo nekk ma ne ko maa ngi nii mu ne ma bon waa Marodi dinañ la woo. xaw ma nag fan la jëlee sama photo def ci man biographie defal ma sama filmographie. wax ci man. loo xamante ni peut-être est-ce que sax mu ngi ci man. ba tax waa Marodi woo ma. ma ñëw jouer emprise te bi may ñëw emprise di jouer. benn séquence rek laa fa waroon jouer. mais xaj na tamit ci yàlla lu ñu may parce que. jàmbaar amul ku dimbali moo am. du ma ne lu ma mën la wala du ma ne dara la. peut-être rek séduire naa leen ci jeu. parce que rôle bi ma doon incarné boo ko xoolee c'était un rôle boo xam ne ça demande beaucoup de technique. effectivement parce que man xaw ma luy vaudou. fii Sénégal amul vaudou. et donc c'est quelque chose bi nga xamante ni Congo la am. et donc fexe naa def sama kéemtulaay kàttan. ba séduire leen quoi et puis donc voilà mooy noonu quoi. d'accord macha allah donc sa biir intégration Marodi. donc wax nga ñu sa relation ak Pa Assane donc ñu koy nuyu de passage Pa Assane nga ñëw nga sa première séquence nga joué ko mu jàll ba tax nga daal di fay toog alors donc ci biir wax nga ne séquence boobu metti woon na parce que loolu bi ñu la jox vu que amul Sénégal pour nga adapter si dafay compliqué. c'est vrai bu ñu la waxee ne lii nga war a joué guddi googu ndax da nga toogoon di ci liggéey ou bien sa talent nga yaakaaroon rek boo ñëwee da nga koy réussir. non du mooy li ma wax sànq talent kese du doy. xam nga tey bu ñu la waxee ne la da ngay interpréter benn rôle. ñu envoyé la sa texte nga xool ko. parce que nous les acteurs. on met des images on met des écritures en image. écriture lañ lay jox. nga war ko def image. ci texte bi boo ko liiree. war nga mun a xam ban forme nga war a jouer. léegi nag liñ la ci wax yow nag yaay xool. comme bu dee man la. dem naa internet dugg xool. lan mooy vaudou. leur comportement. seeni réaction. nan la ñuy defee. nan la ñu war a comporter nan la ñuy doxee nan la ñu war a defee. jéem a dugg ci biir po personnage bi. man bi may dem di tourner ji rôle boobu noonu. oto bi ma doon yóbbu. chauffeur bi dafa ma doon wax naa ma yow lan la. parce que dafa tiit parce que dans la voiture j'essaie d'être dans ma peau. dama doon dugg sama personnage pour balaa may egg. parce que waroo ñëw rek ba plateau. nga bëgg a def li nga bëgg a def quoi. ci yoon bi booy ñëw parce que bu dee jox nañ la ko 2 jours avant wala ñu jox la ko 24 heures avant. ci guddi googu noonu war nga ci mën a liggéey. commencer dugg ci sa peau personnage. pour boo demee réalisateur bi bu ne top yow da nga ciy nekk. d'accord loolu moo tax maam Siré. yande bu mër si neex na moom bu ñu daan ànd nga moom bu wàccee ci oto bi rek nekk na lim doon voilà et donc noonu la demee macha allah fàttali nga ma sax mu daal di koy nuyu de passage sama yaay jooju sama xarit temps yëpp mu ngi may woon nag pour solal ma waaye man maa xaw a dinaa ñëw yande dinaa ñëw Salixaat Couture ndeysaan sama yaay jooju sama xarit jooju maa ngi ko bëggoon moom laa bëggoon njëkk a dalal waaye contrat gi mu nekk la moom antécédent bi ñu am mooy dañoo bokk Serigne Saliou ba pare ndekete sama ami d'enfance soxna la mook sama soxna ñëw foofu madame Ndiaye sama doom baay xam nga jëkkëram dafa baax ndeysaan Bass sama waaju baax dëgg la waajoo xamante ni fii ku fi son di baax laaj leen ko Wally Seck ndeysaan noonu lu wér
lu wér yàlla na ko yàlla may jàmm moom Yandé Salihat Couture ak Alaajem Sëñ Bass yàlla dafa leen tawfeex tey jii donc découvrir nañ ni la dugal Evenprod ak li nga xam ne moo di Marodi TV en parlant de ça jaar nga Evenprod jaar Marodi TV tey ñii acteurs dañu am problème mu ak producteurs yi ñi nañu producteur duñu fay ñi nañu producteur dañu am problème ak acteurs yi yow ndax ba nga demee jànkonte nga ak jafe-jafe yooyu donc man jàkkaarloowuma ak problème yooyu noonu ak Evenprod aw ma problème boobu noonu ak Marodi parce que lépp li nga xamante ni waxoon nañ ko ak man def nañ ko ak man parce que c'est des professionnels et donc man li may wax dëgg la parce que tey jii nii les producteurs fayuñu c'est vrai parce que image dafa nekk loo xamante dafa graaw parce que yow étant un acteur tey yow da ngay dégg ne film la rek bu la woowee da ngay gaaw nga ñëw dem mais war nga mën a xam yow exactement série bi fan la war a daw série bi fan la jëm lan moo ci nekk li ngay interpréter parce que tey jii nii mooy li ñu doon waxtaanee sànq avant ñuy démarrer la population dafa am loo xam ne dañ ko nangul seen bopp mais nanguluñ ñu ko ñun parce que tey man mii tey j'ai ce problème parce que da ngay nekk Facebook ñu lay wax naan la sëriñ nga ñaanal ma parce que xamuñ ne benn personnage la boo xamante ni maa ngi ko doon incarné naa ko jeex na mais loolu daf may permettre ma gën a comprendre que ni li ma doon jouer je l'ai bien réussi parce que bu fekkoon ne réussir mu ko peut-être ñoom du ñu am oraawu ñu naan ma ñaanal ñu ndax sëriñ nga wala doo sëriñ mais les producteurs dañoo war a jàppale les acteurs parce que acteur bi da ngay gis ci série yu bëri les acteurs dañ ciy dépenser de l'argent li nga leen di fay ñoom li ñu ciy defaat moo ciy ëpp da ngay gis acteur boo xamante ni tey day ñëw di tourner si joxoo ko yére joxoo ko dàll te moom dafay jënd yére bi mu sol jënd dàll yow li nga koy jox comme étant nga ne ko mooy sa journée tey wala mooy sa transport tey li mu sol moo gën a cher li nga xamante ni mu nga koy jox dëgg la kon donc ñoom war nañoo bàyyi xel ci loolu parce que le cinéma bu fekkee ne ñun ñi nga xamante ni yàlla may nañu chance ñu xaw a def benn long métrage wala ñu def ñaari long métrage xam nañ comment ça se passe parce que booy dem da ngay yóbbu sa benn tubéy bi nga yóbbu boo ñëwee di nga fa fekk sa dàll di nga fa fekk yére yi ngay sol accessoires yi nga soxla yëpp di nga ko fa fekk mais fii Sénégal bon comprendre ma quoi et donc tey jii nii da ngay gis ne suñu métier mu nekk métier mi nga xamante ni ñëpp ko mën a def ba tax na ñëpp a ngi ci daw ñu ci dugg di ko def sponsor yi tamit sonal les producteurs parce que dañuy bëgg xale bu jigéen bu rafet dañuy bëgg gaayan bu jantal léegi ki nga xamante ni moom investir na ci xaalisam jël benn temps jàng ko di ko exercer moom tey bu fekkee ne beauté boobu noonu ngeen di soxla nekkul ci moom et pourtant le talent il est te pourtant boo tourné ak moom doo am problème bi nga xamante ni moom ngay am ak gaayan bi nga for ci mbedd mi parce que gaayan bi nga for ci mbedd bi di nga coupé di def ay chute di def ay recoupe di def ay di jëlaat ko ci plan bi di ko jëlaat ci plan B ne pour nga am li nga bëgg or que ki ko jàng dem toog fee peut-être ñaawaayam comme man ni ma ñaawee peut-être mun a tax na am na yenn produits yu bëri yoo xam ne doo ci mën a bokk comprendre nga donc loolu daf ñuy xaw a sonal et les producteurs dañ leen war a wax ñuy fay les acteurs parce que tey da ngay am sa benn série nga yóbbu ko benn télé pare di ko dawal YouTube pare nga yóbbu ko waat ko beneen télé boo xamante ni c'est à l'extérieur et ce droit d'image boobu noonu acteur bi da ci war a gis boppam mais acteur bi tamit est-ce que buy wax ak le producteur mu ngi koy demander loolu mu ngi koy wax naan ko fan lay jaar nan la war a mën a demee parce que ay clause dafa war a am ci biir contrat mais bari na fii ay maison de production yoo xamante ni boo demee di tourner on te donne pas de contrat tu viens on te dit que ni voilà dañuy tourner séquence bi journée bi temps la yow it nga yàkkamti génn da nga koy def mais tamit da koy jar parce que yooyu da ngay bëgg a wane ne am naa talent boobu noonu xaj na boo nangoo journée yooyu noonu ñu lay fay dina tax suba bu la benn maison de production gisee di mun la fay ko loolu laa la bëggoon laaj léegi parce que bu ñu duutee baaraam producteurs yi xëy na d'une part war nañu mën a dimbali li nga xam ne moo di acteurs yi mais aussi en même temps acteurs yi des fois dañuy wàccee seen bopp ci côté boobu parce que tey su ma la woowee yow ne dama bëgg nga defal ma benn production rôle tàngam la wala acteur principal nga siy doon nga ne ma contrat baa ngi ni par exemple supposons 600 000 francs moom ngay jouer selon le rôle alors ma jëlaat ma ne noonu dafa cher ma jëlaat keneen ne ko mën na ma ko defal 200 000 francs alors kooku est-ce que producteur moo yàq sa image maanaam sa liggéey ou bien sa moroomu acteur boobu bëgg a siiw wala xëj na bëgg a xaalis ba tax mu nangu 200 000 francs yooyu mais c'est des responsabilités partagées parce que bu fekkee ne le producteur bëgg na am un produit bu baax ba mu jaral ko mu bañ a fay acteur bi ko war a mën a jouer xaalis bi ko jar ba tax muy dem di jëli keneen koo xamante ni leer na ko ni potentiel de jeu bi nekkul ci moom mu koy fay benn 100 000 francs kon comme tamit mu ngi décrédibiliser projet am
parce que projet dafa laaj lu baax parce que fi baar bi toll fi mu toll nii waratoo mën a ñëw di indi benn niveau boo xamante ni day baax parce que affaire bi dafa yëg ci kaw kon donc le producteur da cee am part de responsabilité acteur bi tamit am part de responsabilité damay focus chaque jour ci woyu Thione Seck boobu noonu gumba yi booloo nañ nañ ma baal la fa ñuy booloo nañu mais ñun acteurs yi ñun nous les artistes rek ñoo ci des booloo wuñu dañoo dispersé parce que ku ci nekk da ngay bëgg a won sa morom ne man maa def lii man maa génn fii maa def lii maa def laa et loolu fekk ñoo ngi koy def du mën a sotti il faut que ñu am benn genre syndicat boo xamante ni les acteurs dañ fa war a mën a regrouper wu toog di wax mu doon suñu cadre de concertation bi nga xamante ni moo ñu mën a jàppale ñu war a xam ne Matar mi kat li muy bañ Jules César moom la war a bañ dëgg la defe naa loolu bu ñu ko defee ils vont nous respecter dinañu jox suñu cër am na ci nag ñoo xam ne respecté nañ leen parce que ñoom ñoo nekk devant la scène ñi nekk devant la scène nag ñoom voilà da nga leen di fay xaalis bi ko jaar pour ñu ñëw mais ñun ñi nga xamante ni ñoo ngi xaw a génn léeg-léeg dañuy rey suñu bopp léeg-léeg da ngay ñëw ci ay man li may wax ci télé laay toog di ko wax ñi nga xamante ni séq naa ko ak yenn maison de production yu ndaw yi nga xam ne dañuy ñëw man dama may sama image ba sonn man damay jël sama xaalis sax donte yoruma dara léeg-léeg da ngay ñëw di génne sa xaalis di ci jàpp di ko def li may wax ñoom ñu ngi may dégg xam nañ ko parce que dañu jar rek may taxaw naan maison de production bi wala maison de production bi wala maison de production bi man su may dem tournage damay yóbbu valise wala ma yóbbu ñaari valise parfois acteur sax day tourner sama yére maa ngi jégalu ci li koy wax comme xam nga te li tax loolu noonu di am mooy que les producteurs ñoo joxul les acteurs respect bi nga xamante ni moom dafay nekk quoi waaye franchement c'est à crier quoi dañ ko war a wax quoi d'accord donc problème bi si producteurs yi la parce que man damay gis ay acteurs yoo xam ne xëj na ay ndaanaan lañ ci li ñuy def ñëpp xam leen ba dañoo yaakaaroon ne sa xëj na am nañ lu dul jeex nga jékki-jékki mu feebar ñu koy ketal loolu ñaaw na trop ndax si moom la wala xëj na cinéma bi moo doxul ñun acteurs yi ñoo organisé wul loolu bu ñu ko wax ay producteurs wala ñu koy wax keneen gis nga producteurs yi ñoom ñoo ngi lijjanti seen bopp parce que business la ñun acteurs yi tamit dañoo war a am leen loo xam ne dañ ko war a def ñu war lañ dem ba am suñu war ak am suñu carte IPM parce que ci dëkk bi lañ bokk parce que dama la bëgg a xamal ne la adduna wala dëkk mënoo ko doxal sans la culture dëgg la ñun kese la dëkk bi mën a tàng ñu ñëw séddal ko à travers nos humeurs yi ñuy def wala suñuy humour yi ñuy def ci ñun kese la ñëw mën a yar parce que am na yar boo xamante ni papa ak yaay mënuñu ko ci kër gi dëgg la mais tey un Matar bi ngay seetaan ci télé bi mu am benn comportement ba exemplaire ci télé bi nga fan ko war nga mën a roy ci moom ba di jël comportement yooyu kon ñun dañuy yar à travers la télé kon donc ñun ñoo war a booloo doon benn parce que say bi moom bu doonee benn bu ñu waxee mu doon benn kaddu gi doon benn day daal di baax xalaat wax nag mën naa bari xalaat day doon benn te buñ xalaatandoo benn rek je pense que ni loolu yëpp mën nañ ko am man de ñaanuma yàlla di feebar bu ñu may ketal parce que dama dul comportement boo xamante ni sax yow bu ma gisee da nga may yërëm da ngay jàpp ne kii nii am na un problème peut-être loolu moom ma sonal parce que day am yenn maison de production yoo xamante ni selon man li may incarné mooy personnalité bi may incarné danaan kii est-ce que buñ ko jëlee dinañ ko mën a fay mais boo la ma jëlee dina ko mën a fay parce que amul problème ayca kon leer na nee naa leen ba tey yéen a ngi seen émission Hello Fans ñu daan naan nag Serigne Makhtar Gueye man moom du ma wax Pape Makhtar Gueye Serigne Makhtar Gueye laa koy wax comme ñeneen dañu koy woowee ne ko ñaanal ma man moom xam naa ma pare dina ma ñaanal tey jii wax nga ci acteurs yi dañoo war a booloo parce que mbooloo mooy doole tey li ngay bañ keneen tamit waru koo nangu ndaxte li ngay bañ xëj na moom sax lay gën a arrangé ngir ëllëg ñu mën koo respecté loolu am na solo donc ci bañ boobu ñu gis ne am na kenn ku jugoon ne dafay xeex loolu nga xam ne artistes yi ku ci feebar wala nga dem retraite daanaka dañ lay ketal muy Baba Amdi man ma bokkoon ci mouvement boobu yow it nga bokk ci mouvement boobu tey jii lan nga mën a wax rek ci mouvement Baba Amdi boobu un mouvement de honte noonu laa ko mën a waxee un mouvement de honte man damay rus parce que tey boo nee le renouveau de la culture sénégalaise ñëpp am yaakaar pour ñëw bokk ci loolu mais defe naa ne bu ci nit ñi bokkee dañ ci war a gis seen bopp le mouvement reçu ñaata panel la am ñaata nit ñoo ci bokk ñaata acteur ñoo ci bokk doo xool ndaanaan fii benn ndaanaan ñaari ndaanaan nga dugg biir mouvement reçu te fekk ko fa de man de amul lu ma apporter te damay wax ne c'est un mouvement boo xamante ni dictature moo ci am parce que tey boo nee da ngay renouveler la culture bu fekkee ne da nga bëgg a ñëw changer la donne bu fekkee da nga bëgg a ñëw changer le visage dafa am comportement yoo xam ne day commencer yu ndaw
da ngay gis ne tey ñun artistes yi ñoo war a jàppalante. loolu la ñu wax. je pense que ne le but de mouvement reçu doon na demee. mais biir mouvement reçu le mouvement reçu yi Baba Amdi lañ ciy dugal ah. dëgg la ay kaddu Baba Amdi lañ ciy dugal ah. photo Baba Amdi lañ ciy dugal. mais yow bu fekkee ne da nga bokk biir mouvement reçu. ngay jaay ay mbasin wala ngay jaay ay dàll wala ngay jaay ay chemise. ñu war a jàppalante mais boo ko dugalul sa biir panel. man nan laa mën a amee solidarité pour ñëw jënd ci yow. mais kon damay dem feneen dem jëndi ko. mais yow boo ko ci dugalee xam nga lu lay wax. Croix waroo ko fee dugal c'est interdit mais pour quelle raison. on est là pour renouveler. on est là pour benn solidarité boo xamante ni. pour ñu jàppalante la quoi. fonds force Covid. ñu ngi may dégg parce que li may wax du ma ko ragal. ñaata lañ jox nit ñi ay 30 000 francs. bu la joxee 30 000 francs da ngay joxaat 25 000 francs. or que l'argent bi nga xam ne moom la acteur bi war a jot. c'est plus de 30 000 francs. tey bu ñuy wax ne élan de solidarité ñun ñooy cotiser. kaa ñu dem benn hôtel fii wala kaa yi dañuy def benn session. ñun ñi nekkaat biir mouvement reçu ñooy cotiser. te ku ci nekk ñaata nga joxe 5 000 francs carte. on est au nombre de combien multiplié par 5 000. c'est combien d'argent. hein c'est trop. on est combien de personnes. pour une carte de xaw ma mayante xaalis. à 10 000 francs. et donc chaque personne nga joxe 15 000 francs. pour bëgg ko bokk ci benn affaire pour ñu mën a changer le visage de la culture. pour ñu renouveler la culture. loolu mënul nekk. ah tey jii nii foofu dafa mais problème kese la. lan la produit pour ñun. lan la ñu mouvement reçu apporter. rien du tout dafa am nag loo xam ne daf ma cee yee muy desewu DJ Bambino. mooy comme ni nga wax. xam nga yaa ma poser une question. bien précise. que bu nit feebaree. ñu war ko mën a bañ ko ketal parce que day am lu fi nekk. mais le mouvement reçu. un DJ Bambino. may saluer mémoire am di ko ñaanal yàlla xaaral ko àjjana. mu nekkoon un gosse bu disponible un gosse boo xam ne dafa gëmoon le mouvement reçu. parce que nit ki nag bu demee. am naa yu confidence yu mu la def yoo xamante ni doo toog ci ay télé di ko relater. mais il n'était pas du tout content. foofu laa mën a yem. waxtaan nañ. il était très déçu. Bambino da doon jógee Guédiawaye ba zone A di ko dox sans transport. léeg-léeg réunion reçue xam nga ko. si. parce que ay 1h du matin lay jeex 2h du matin. parce que dignité am. du la ñaan paas. day doxaat ñibbisi. man am na un jour parce que man dematuma réunion parce que man mënuma dem ci réunion boo xam ne chaque jour 1 plus 1 égale 2 la. 1 plus 1 égale 2 te benn nit mooy wax. mu mel ni dañ koy jaamu. wala mu mel ni daf ñu gën a intelligent. ma ne mouvement reçu c'est un arnaque la. d'accord. man nag du ma ci génn parce que sama xaalis da cee nekk te sama carte mooy sama voix te dama koy wax. te dama koy kaas. te ku ma ciy génn yi da nga may rembourser sama xaalis day leer. d'accord dëgg neexul dañ koy wax. yow boo bokkee mouvement reçu. comme ni ma bokkee mouvement reçu. xam nga ni mouvement reçu amul dara lu ñu apporter. lépp luñ ñu waxoon. amu ci. gisuñ ko. amul benn production boo xamante def nañ ko. c'est quelques tiers de personnes yoo xamante ñoom ñooy rencontré. comment se fait que benn structure boo xamante dañ ne structure la bu baax. yow booy organiser réunion sax. da ngay jékki-jékki rek le jour. tey am na réunion à 18h zone A xamoo ndax nit ki nga xamante dafa war a jóge Guédiawaye. mouvement reçu arnaque la. parce que arnaque weesuwul. nga dajale nit ñi ne dañuy renouveler la culture. bu ñuy renouveler la culture. acteur bi ci ñoo bokk wala artiste bi ci bokk. wala coiffeur bi ci bokk wala coiffeuse bi ci bokk. wala cuubkat bi ci bokk. wala acteur culturel bi rek en quelque sorte bu ci nekk. dañoo war a gis seen bopp ci mouvement reçu. li may wax nii xam naa ne ñenn ngi ci biir. tey buñ ko seetaanee. dina ne li waa ji di wax dëgg la. waaye ñemewuñ ko wax. dëgg nag bu jotee dañ koy wax fi ma doon waxee sànq ci Bambino. nga def ne un Bambino buy dox. de Guédiawaye à zone A. de zone A à Guédiawaye. tey bu génnee àddina. lan la mouvement reçu war a def. jël ko en charge. def li nga xamante ni moom lañ ci war a def. mais defuñ ko. il a fallu que dañoo dégg ay vocal ci groupe. ñu koy wax di leen wax ay dëgg. ñuy soog a déplacer di jël seen oto di dem. est-ce que loolu moo nekkoon li gën. Bambino mouvement reçu le président Baba Amdi dafa waroon ñëw. ca hôpital ba ci levée du corps ba. ñëw ci këram Guédiawaye wan leen ne li dal Bambino wala li dal waa kër googu noonu moom mu ngi koy naqarlu ak ñoom. parce que dafa am yenn yoo xamante ni il suffit nga def benn geste bu ndaw rek. sa code da ciy jukk. dëgg la mais bu fekkee ne nii la ñuy demee. ban renouveau moo fi am. lan moo changé. dara changé wul. kon dañuy feebaraat
dañuy deewaat ñi ñuy ketal pour dañuy defal dara. te or que am na loo xamante ni bàyyi nañ ko fii. alors kon su ma déggee bu baax moom moo di ñoom seen yitte boobu. xam nga Mor bu fekkee ne nit ki nga xamante ni ci moom ngay dem nii tey. dafa nekk nitu daraja. wala nit bu ñu xam. nga dem fa ànd fa ak ay wala mu leer na la ay caméra dama fay nekk nga ñëw pour ñu wane la. wala bu fekkee ne tey dafa am kenn koo xam ne da nga ko bëgg a wan ne ko da nga am mbooloo bu nekk sa ginnaaw. nga filmer nga wane pour nga xam ne ay mbooloo dañoo nekk sa ginnaaw. loolu dañ ko war a comprendre ñun ñi nga xam ne dañoo nekk biir mouvement reçu. dafa am moment yoo xamante ni dañuy indil ay caméra indil ñu ay journalistes. pour ñu wane ne ñun dañoo bari dañoo sakkan. mais mu am benn moment boo xamante ni dañuy dénigrer. parce que la koy intéressé moom loolay képp lay def. mais ñun ñi nga xam ñoo nekk les acteurs yi nga xam ne tey ñun ñoo tax mouvement reçu am. damay dégg ñuy jof benn communication di wax naan. benn nit moo fi boole ay nit ba ñëpp xamante. non du benn nit moo boole benn nit moo am initiative ak une idée. pour boole les acteurs culturels. ñu doon benn ci li ñu metti li nga xamante ni ñu ngi koy dund. ñu jeexal ko. waaye benn nit boobu noonu bi mu tegee idée bi da cee waxtaan ak ay quelques nit ñooñu ñoo dem indiwaat ay nit. si. mouvement reçu man de plus bi ma ci am lenn kese la. xam naa fa ay nit yu ma xamul woon. am naa fa ay relation ak nit yu ma amul woon ak relation. mais bu fekkee ne ci li ma xam ne moom laay liggéey moom laa gëm moom laa bëgg. muy culture bi ma gëm. muy artiste bi ma doon. muy acteur de cinéma bi ma doon. apporté wu ma dara nada. rien du dara. tey jii nii ak xaalis bi fa nekk nga xam ne ñun ñëpp dañoo jënd suñuy carte membre 5000. niñ toll. waroon na mun a au moins def une production war nañu kat ne comme producteurs yi kat dañuy am ak yenn problème ñun nañ produire suñu bopp te jàpp naa ne bu ñu produire woon suñu bopp tey war nañ mën a dab Marodi wala ñu raw ko wala ñu raw Evenprod ci ay production parce que bépp acteur bi joué Evenprod wala ngay joué Pikini wala ngay joué Marodi yaa ngi biir reçu dégg la ñooñu ñoo formé Evenprod ñoo formé Marodi ñoo formé Pikini mais lan la ñu reçu defal léegi fan lañ génn culture bi nag sama carte culture bi moo ko moom man sama carte culture bi moomu ko xam li tax fan la koy moomee dama musul gis acteurs yoo xamante ni wala ay acteurs culturels yoo xamante ni dañuy jéem a créer lu ñuy wax xawma parti politique la xawma je sais pas mais na gars yi yeewu les listes defar nañ ko ba pare bu ñu ñëw di dugal suñu bopp naan ay lan doon def ñoo ngi koy def gis ngeen le problème de parrainage gi nga booy demi parrainage wala ngay bëgg a nekk député day fekk yow nga defar sa liste bopp defar sa parrainage bopp ñu xam ne yow mi kat da nga bëgg ñoo dugg wala dañoo bëgg a jël ñun waa reçu di ñu jël diñu yóbbu ci ay politiciens di ñu wax naan am naa mbooloo pour benn nit boo xamante ni tey moom moo war a nekk ci kaw ñun ñuy nekk ci suuf loolu dafa war a jeex mouvement reçu xanaa doo am assemblée générale mouvement reçu xanaa man non mais vraiment nañ ko wax te dee quoi. donc su ma la déggee bu baax mooy kii di Baba Amdy moom mi xam ne moo am initiative boobu créé loolu ci biir li nga xam ne moom moo di mouvement reçu moom rek lañ ciy fësal ñi nga xam ne ñooy artistes yi alors que concept bi leen la woon mooy bépp artiste boo xam ne ni nga xam ne moom moo di culture Sénégal damay doxee neexu la wala gisoo sa bopp nañu ànd booloo ngir taxaw loolu mu dem ba ci biir. que moom mi ko initié donc moom mooy njëkk a beddi acteurs yi wala boog artistes yi boog donc mooy da ngay am soxla wala boog nga am beneen business mu war la see jàppale mais même boo ko publier ci groupe bi dañu koy croix rouge bu wane donc li ma lay jàppale du côté bi alors mu mel ni kon dafa weddiwaat boppam ci côté boobu mooy yow artiste nga war nga mën a am lenn ba boo feebaree kenn du la ketal alors yow nga nekk artiste di liggéey ci beneen domaine di business donc jël loolu ngay businessé publier ko pour créer li nga xam ne moo di connaissance link mais bu fekkee dañuy baare loolu alors moom concept am ak dëgg-dëgg li xew est-ce que du am li nga xam contradiction kay leer na léegi nag moom dañ koy laaj mu indil ñu réponse par rapport ak loolu di xew parce que man damay gis ne way Thione Seck ba day ñëwaat rek la fan yi booloo nañu gumba yi booloo nañu ñun ñoo ci des dëgg la bay say wewu tànk balaa ngaa dàq kéwél mu dem ci àll da nga koy dàq mu ñëw ci kër gi ñun nañ jàppalante yow jaayal cuub may jaay jin ngay jaay ceeb may jaay diwliñ su ma jëndee sa ceeb nga jënd sama diwliñ mu dox ci yow dox ci man mais bu fekkee ne yow boo dugalee li ngay jaay ci biir groupe mouvement reçu bi nga bokk nga xam ne ñoom ñoo la war a jàppale ñu ne la croix c'est interdit mais bu dee Baba Amdy nag moom moo wax wala moom moo am vidéo Baba Amdy la ñuy dugal
ay indi ay lii amul chance ak lee amul chance wax ji ti non yow boo amee sa benn vidéo pour promouvoir pour wax sax pour nit ñi war la mën a jàppale ci benn affaire sax boo ko dugalee ñu ne la croix. mais gars yi nañ waxante dëgg. loolu dictature la. alors donc ngeen gis ne culture bi artistes yi ñu ngi wax naan culture bi doxul joxuñ leen seen gëdd mais dafay mel ni kon su ma dégg bu baax mooy ñi nekk ci maanaam ñi nga xam ne ñooy artistes yi ñoom ñooy reyanti seen biir maanaam ñoom ñooy dëgg tànk artistes yi donc du problème en tant que état parce que ñu bëri dañ fiy toog nee nañu état moom moo joxul gëdd culture bi mais dafa fekk ne balaa ngaa jox gëdd culture est-ce que du ñoom seen bopp ñoo war a joxante gëdd mu mel ne loolu moo fi xew. bon mun nañ wax loolu parce que dafay mel ni dañoo jàpp ne les artistes dañoo naïf ba tax na képp ku ñëw rek dafa war a mën a jaar seen kaw dañoo war a yeewu quoi. dañoo war a yeewu nag dafa jot il est temps à ce que ñu yeewu. ñu benn cadre de concertation boobu laaj man dama jàppoon ne reçu c'était le cadre de concertation bi nga xamante ni. nous les artistes culturels. dañu fay retrouver wu. pour mën a expliquer li nga xam ne moo ñu metti. pour que ñu mën a am accès ci ministère de la culture. à ce que mu xoolaat la culture. comment ça doit se passer. waxoon naa ko léegi dama koy répéter waat parce que la répétition est pédagogique. munoo développer dëkk. te jaaroo ci culture. dëgg la gis nga les États-Unis la moo tax gars yi fan leen c'est à travers le cinéma. mooy bi ngay seetaan ñoom Rambo. ngay seetaan ay ñoom Conan. ci nga leen fan yi woon États-Unis amul dara lu merveilleux yoo xamante ni moom la États-Unis teg. c'est à travers leur film. la leen gars yi fan c'est à travers leur film. lañ wane seen puissance. ak lan sport. ñoom Michael Jordan. ñoom Magic Johnson. ñoom Magic Johnson su ma neexee ma wax loolu ñoom Kobe Bryant ñoom James. ci leen di fan. ñoom ñu génne seen i héros. mais tey fii Sénégal. am nañ potentiel boobu noonu dafay am. mais comment lañ koy defee. c'est la question comment la ñuy génnee potentialité yooyu ngir rek fësal li nga xam ne moo di cinéma sénégalais bi mun nañ ko te xam nañ fan la ñuy jaar li des nag moo ñu gën a jox gëdd culture bi waaye tamit ñu gën a jox gëdd non attendez ñu jox parce que dafa am ñu naan culture bi rek boo ne ñu jox gëdd culture bi rek day mel ni culture boobu noonu ñuy wax naan ay carte bi sama culture la boobu la ñu war a jox gëdd nga artistes yi nañu yeewu man su may def politique man lay engagé dëgg la ma xool fu ma neex ma dem def fa politique ma xool ku ma neex ma dem jàppale ko ci politique tey jii nii ñoom ñi nga xamante ni ñoo ngi ci culture bi xam nga maa ngi koy wax léegi bu fekkee ne dañuy def politique mais ça doit être clair dans nos têtes dañuy soutenir benn candidat mais culture bi nag mënul am liste parce que yow leer na ne liste yi defar nañ ko ba pare kan mooy jiite tête de liste bi fan mooy titulaire yeeg proportionnel ak suppléant karang-karang tey dañuy ñëw naan waaw ca lañ nekkoon ba léegi ñoo ngi ci dinañ xool lii wala laa wala dañuy jéem a dem am ci xool lu ñuy xooli après kooku bu amee dara bu dee dangaa jël nit ñëpp jox leen ko moom su nekkee dara dans ce pays mu jël kenn ci ñooñee ñëpp ci plus de 3000 personnes wala 5000 personnes jël ci kenn kooku di ci bànneexu ñun ñi nga xamante ni on a pris tout notre temps parce que nit ñi dañuy fàtte ne le temps dafa précieux te temps kenn mënu ko fay man maa dul jël sama temps du ko perte ci naan ay culture bi nag wala naan dama koy perte ci ay détails yoo xamante ni à chaque fois boo ñëwee tu entends les mêmes mots les mêmes dires les mêmes faits ay formation lan lay wax boo ñëwee ñaan la ay te li ma ci gën a naqari des gens donnent des cours de cinéma yoo xamante ni di ko tuddee école wala di ko tuddee leneen ñoo xam nga dem fay sa xaalis nga pare amoo sax attestation bu la mën a jox pour wala ne la yow mi kat mus ngaa def lii def nga formation bii nii nga pare mënuñu la sax yóbbu ci maison de production nga tourné mënuñu la sax utal casting bu baax yooyu yëpp ay arnaque la mais ñun artistes yi kantes la ñuy yeewu gëm suñu bopp xam ne ñun ñoo war a ñëw toog defaral suñu bopp fi ñu bëgg a dem waxal suñu bopp liñ bëgg jël ñoo xamante ni c'est des personnes yu jub yu liñ yoo xamante ni culture moo leen tax a jóg jàppale culture bi moo leen tax a jóg ñu dénk leen suñu bopp wala ñun ñu defaral ko suñu bopp parce que amul benn problème boo xam ne subiruñ ko que ce soit ñuy dem freelance que ce soit ñu nekk ci maison de production que ce soit ñu nekk ci association que ce soit ñu nekk ci mouvement on vit des problèmes et que ces problèmes nag ñun ñoo koy régler sa bopp mbéjum kanam borom moo koy fayul boppam alors
mbéjum kanam borom a koy fayal boppam mais mootul mbéj ma saf rek daanaka nag l'émission tire à sa fin donc mu wax lu am solo. moom mooy ñun maanaam wala bokk ñun ñëpp artistes yi surtout les acteurs. nga xam ne tey loolu métier nga ko def amaana ñeneen ñi ñoo dul jàpp ne métier nga ko def mais kii bàyyi famem kër ga di tourner ba ay 2 heures du matin 3 heures 4 heures wala sax mu fanaan wala une semaine 1 mois de tournage dem Mbour wala feneen donc kooku da nga koy jox gëdd loolu mooy message bi nga xam ne ku toog fi rek nekk acteur da nga koy véhiculer à travers les producteurs ñu jàppale aussi à travers les sponsors parce que tey producteur bi xëy na pour mu am kattan boobu pour mu am fit boobu fay acteur boobu il faut que lii di sponsor bi moom it daal di nangu mais léegi cinéma bi yàqu na mooy tey tant que nit ki rafetut doo ko jël yaa gis koo xam ne dafay rafet lool te du am li nga xam ne moo di jeu d'acteur directeur am du baax du def mécanique li nga xam ne moo di du mën a sax wax te tey ñu bëri xamuñu lan mooy acteur du rek nit ki dafa am physique comme tey bu may jël ci yow donc gis naa li nga xam ne moo di physique bi gis naa voix bi ñu bëri xamuñ ne acteur même ci voix dañ ciy jëlee acteur. dëgg la moo tax tey ñi ëpp sens ci acteurs yi mooy ñi nga xam ne am nañu physique bi mooy profil bi mais aussi am nañu voix parce que boo toogee wax rek sama xel dafay dem ci allo Pa Assane moom noonu la siiwee sax allo Pa Assane mooy Pa Assane Jules César. waaw moom yaay mu ngi doon expliquer anecdote boobu. effectivement moom looloo ko siiw yaa jee ko siiwloo. ci allo Pa Assane yaa jee ko defee star donc tey mu mel ni ndaw ñi ci boppam ñoom ñoo xamut li nga xam ne moom moo di acteur comment devenir un bon acteur. jàpp nañu rek mooy da ngay am profil bi wala jantal naa dem naa salle de musculation ñëw déedéet du foofu tubaab bi tey boo gisee seen acteurs yi. benn acteur rek bu def benn production waxuma leen nekk acteur principal de acteur secondaire. da ngay tekki ba faw dëgg la mais Sénégal acteurs principaux yi ñoo gën a waye di ci d'une part. mais mooy li may wax parce que ba pare ci ñun dañoo bëri ay complexe ay ñoo xamante ni. bu ñu xasee ba génn ci télé bi dootuñu bëgg a dugg ci. tata yi effectivement dootuñu bëgg a dugg ci kalando yi man. gis nga xamal na ngay làqatoo ci nit ñi. mooy da ngay nekk seen biir. mais bu fekkee ne da ngay leen gis nit ñi. ngay jéem a def semblant xaw a mais c'est parce que yaay bëgg a wane sa bopp. dëgg la da ngay ñëw dugg seen biir. moment bi ngay dem la naan moom la wala du moom. nit ki dafa am benn life boo xam ne benn dund boo xam ne mi ngi koy dund. avant ngay nekk acteur da nga koy continuer. wala ñun ñi nga xam ne bëggoon nañ nekk acteur ca ba ñu nekk xale ba léegi. gëmoon na dinañ ko nekk. tey jii nii samay xarit changé wul. peut-être tëxu mooy tax ñenn ñi. ngay muy jafe nga leen di gis. mais ñoo ngi déggante ci téléphone yi. comportement yi ma amoon. parce que jàpp naa ne aw ma comportement boo xamante ni. wala jëfin boo xamante ni soo ma gisee da nga may xeeb. du changer. sama même xat ya ma amoon. laa am mais nag àddina day dox. dina dox ba nga xamante ni Mor mi ma daan nekkal tey. nga xam ne ñoo tolloon ci benn mois bi tey am na fenn fu mu nekk. dama koy comprendre que ni. maanaam tollootuñ fu ñu nekk. am na fenn fu mu nekk gis nga Sénégalais dafa am loo xamante ni da koy def te baaxul. moo damay ñëw di nekk seen kër. di fa añee di fa reeree di fa ndëkkee parce que aw ma woon. yàlla dimbali na ma mën naa ko. léegi mën naa am kër mën naa am oto. nga boo ma séenee. même su ma nekkee ci oto bi nuyu na la ça va jaajëf Mor da nga def. gisee ko ne satisfaction la war a doon ci yow. parce que bi may añee sa kër. yéene bi nga amoon ci man mooy. que ma nekk quelqu'un. waaye parce que dañ lay wax yow da ngaa baax. yal na yàlla dimbali ba nga am li nga bëgg. léegi yow nga am li nga bëgg. xam nga fa la lay dénigré. waaye pourtant moom suñu kër daan ñëw fa la daan coobee gaan bi léegi baa doole la quoi. te pourtant la nga war a sëkk ak moom di ko defante ak moom ci relation humaine yaa ngi koy sëkk ak moom. léegi nag moment bi ngeen daan toog di naan caayan parce que mënatul nekk parce que tey yàlla dafa la dimbali nga am ci loo nekk ci loolu noonu nga nekk nag temps ba nga daan am fii nag temps boobu noonu da koy jël léegi nag bu fekkee ni nit ki da daan añee sa kër nga wala nga ko daan dimbali di ko abal yére wala nga koy may yére daan ko may xaalis mu nekk ci benn yoon ñaanal ko mu gën a yokk wallaay mais nag Sénégal da lay dénigrer waaye fi daan ñëw kii léegi dafa soof léegi dafay jaay benn affaire c'est ça le problème moom la benn jour Abba doon wax mu ne doon raconter rek benn anecdote nee na professeur am dafa ñëw rombanteeg moom mu daal di ko ni ko kii di Babacar moom nee na boo nee Babacar xam na ne kon xam nga ko parce que ñu bëri Abba lañ koy wax nee na mu ne ko ak nga mënoon daw jàng mu ne ko waaye tey maa ngi dawal oto maanaam mooy problème mu Sénégal parce que moom mu ngi daw oto te ki nga xam ne moo nekkoon professeur moom mu ngi xaar Ndiaga Ndiaye c'est ça mooy nit ki bu nekkoon ci yow la nekk
di fa tëdd di fa nelaw wala boog di fa gonnaar ba ay guddi tey mu jékki-jékki am succès bi. bul ne non pourtant de kii fii la doon nekk. non man moom aw ma succès encouragé ko. man moom taalibe laay doon parce que man gëw ma succès. waaw c'est succès mun na la sonal. c'est vrai parce que succès mooy tax. doo mun a sax dem ci yenn nit ñi. dëgg la. man lu ma neex laay sol. léeg-léeg sax soxna si moo ci jàpp waroo sol lii waroo def lii. waroo comporté woo nii. mais juste da ngay wane ne ñun on est des artistes. parce que boo xoolee sur scène. on est appelé à porter n'importe quel genre de tenue. n'importe quel genre de boubou. kon tey boo solee sa carax ak say short di dem. nañ comprendre ne nit ko comme ñoom. dëgg la. mais bu sa heure liggéey jotee la nga war a def da nga koy def ñoom lañuy comporté woo di sol seen i culotte ak seen i carax di sol seen i lu leen neex di la zéro da nga am droit boobu tamit def ko mais li tax ñun buñ ko defee ñu photo ñu wala ñu kii ñu di wane ne xool waa ji gars yi loolu la ñu war a bàyyi parce que ñun ak ñoom ñooy am day mel ne tey kii liggéey ci bureau bu liggéey ci bureau ba wàcc def naa ne bureau ba jeex na bu ñëwee ci kër gi day nekk papa day nekkaat yaay mais boo ko fekkee ci bureau ba directeur général la wala chef la tamit nga ko war a wooye chef mais bu fa jógee ñëw ci kër gi papa la yaay la frère la Aïcha mu ngi noonu donc gis ngeen li mu wax mooy personnage ak personne du benn nit ki bu joué la muy joué ñibbi ci këram jàppale ne yaak moom yéen a yem lii ab mbubb la bu mu daal di sol rek kon nag fii la ñuy yemale émission bi di ko bàyyi rek mu tàggatoog fansam yi waaw bon xam nga man nag ñi ma dimbali dañoo bari ci ay yaay ci ay papa ci ay nijaay parce que mën nañu wax ne nit ku nekk rek soo mënee dara rek nit a tax dëgg la comme ni koy yàlla di waxee rek boo santul nit mënoo sant yàlla bu ma fi nekkee di ko lim day bari mais ku ci nekk rek jàpp naa ne à travers ci li may wax di nga ci gis sa bopp am na ñoo xam ne force da nga leen di tudd parce que ni mu demee ak yow la am na ñoo xam ne buñ déggul seen tur nañ xam ne rek maa ngi leen di sant di leen gërëm ci contribution bi ñu def ci man dëgg la sama maam bi nga xamante ni maa ngi koy jooyta noppeegu ma muy sama maam Mati Babel Thiam nga xam ne tey lépp lu ma mel wala lu ma am wala bu ma nit ñi bëggee moom la bi ma gisulee yaay gisuma papa sama maam boobu noonu laa nekkaloon sama yaay sama xarit Dabakan jëkkëram Ibrahima Konté sama papa Ibrahima Mbegere sama yaay bi ma jur Ndey Badiane sama papa Ndiaga Gueye samay rak sama yaay Penda Mar nga xamante ni moom dama ko gënaloon ay doomam di ma dénk loo xamante ni du koy dénk doomam sama papa Baba Simal yaatal ma ci kër ga bi ñëpp ne déet ñu ne waaw ñoom gëm ne rek war naa mën a am dara sama papa Mout Samb yàlla na ko yàlla xaare àjjana kooku nag tey bu ma demoon ba nga xamante ni doon nañ ma wooyee le jeune transitaire bi may nekk port moom la su ma demee ba am benn ora bi fenn moom la parce que bi may dënk nga xam ne ci ndënk rek laa doon dox waaw ci parce que nit ku nekk am na sa jeunesse moom moomu ne ma man maa la gëm parce que xam naa ne am nga xam-xam ak toute sa famille waa famille Sambène ñëpp ma leen di nuyu di leen wax ne leen ne yéenay samay mbokk te yéenay samay rak yéenay samay mag te man ak yéen a bokk lépp mais mention spéciale day am ci sama soxna Torodo sama ngaari jama yaay Seydina Jibril nga xamante ni moom it bi ne kenn du ko bëgg moom moo ne kii maa koy bëgg ba tey li ko ci fekk ko ci musta daw musta ne nu ma mel neex na ko te li ma bëgg rek la bëgg bu loolu yëpp weesoo ma sant sama xarit sama rek sama jigéen madame la maire Khadija Mahécor nga xamante ni moom la confiance Mahécor Diouf waaw la confiance ko war a dalal fii sax la confiance qu'elle porte envers ma personne dafa dem ba dafa immense waaw mu nekk sama rak sama xarit maa ngi moom nag dañuy xëccoo ko gën a bëgg boppam mais xam naa ne maa ko gën a bëgg ndeysaan am na solo may remercier ñëpp di remercier samay goro sama papa Alioune Badara Thiam mama Seynabou ca Mbaaw Pape Badji ñoom Aïcha Dieyna ñoom ñëpp maa ngi leen wax parce que bu ma limee rek damay juum ak sama benn xarit man Souley moom laay tuddee le plus grand scénariste ñoom Serigne Diop Italie sama gars yi daal macha allah waa gars yi daal ñëpp daal Aïcha mu ngi noonu l'émission tire à sa fin ñu leen di jox dig daje nee naa la yëre bi nag Umu Xayri Fashion Couture moo fi jaar di ziar sama caméra wu man Umu Xayri Fashion ñaawal ma sol parce que def rafet na dina ñëw incha allah rabbi ak sama yaay ji nekk ci ginnaaw caméra bi soxna Umu yéen ñëpp maa ngi di jaajëfal di am mbégte ak contentement ci li ngeen teewee émission bi yéen dox dig daje ak beneen daanaan ak beneen facette fii ci Hello Fans lépp fii lay leeree ci Sunugal 24 point net
jaajëf.